sama gars yi waaw négro grand kii mu ngi si biir yaa am gën a noonu grand Bill Diakhou dalal jàmm si biir double box service sama gars yi question yi PV la ku am question na ko jox négro wala Modou Ciss wala ma Barian. ok anyway sama gars yi maa ngi ci biir nu mu demee maa ngi leen di bëggee ñëpp jaajëfa te naka xéwal yi gars yi mbaa yéen a ngi am jàmm yal na yàlla dolli jàmm ak sa hip hop Sénégal ca kaw ca kanam. salaamaaleykum grand Bill tey yow lañu am fii si double hip hop service man la Negro Négritude balaa dara xew dañ lay wax nga defal ñu benn présentation bu ndaw daajal ñu vocal nuyonte ak gaay yi. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di bëggee maa ngi leen di ziar yi ñëpp ak sa jarama waaw di leen xamal ne rek Bill Diakhou benn ndongo daara la boo xam ni maa ngi débuté en 1984 ci rap boobu doonu woon sax rap mais holiday rap la woon c'est-à-dire dafa amoon ay groupe yoo xam ne dañu existé woon ci Sénégal ñun ñu nekk ay xale yu tuuti daan leen suivre 84 85 86 ma nekk Dakar City Breakers daan break nekkoon Dakar City Breakers dëkk Médina rue 13 àdduna di dox après ma ñibbiwaat dem rue Vincent angle Abdou Karim Bourgi sama kër baay 86 87 ma génnee sama premier maquette 88 89 90 ñu koy bougeloo créé groupe bu tudd Baye Fall Kandang Strong Beat les messagers de Baye Fall en temps fort temps boobu dafa amoon benn style benn gëm-gëm bu ñu lu ñu gëmoon parce que c'était tout le début boobu y avait ay groupe comme ñuul te pas ñuul te rapadio amoon na Kocc Barma amoon na ay pas mal de groupes yu ma xamoon ay Bambata Boys ay Black Boys MC ay Mickey cëngal ñooñ ay ñaay cokkeer lañ dëkkoon temps yooyu amoon groupe bu tudd comment ça s'appelle encore groupe bi waaw Cheikh Ibrahima Fall grand Bill yow ñun bi ñuy nekk xale lañ la xamoon en tout cas si rap bi nga jékki-jékki apparaître c'est vrai que yàgg nga si mais nga jékki-jékki def benn apparition ci benn son bu ñun boo xam ne ñun moom lañ gënoon a xam muy maama noonu après mu defoon benn succès bu graw ñu jékki-jékki aussi gis la nga defaat ay enchaînement par rapport ak sa album ay son yoo xamante ne nii vraiment da doon génn mais da doon cartonné léegi gars yi dañoo bëggoon xam quel était le secret de Bill Diakhou au temps ba saa bu génnee day paa yi ak maire yi xale yi ak rappeurs yi ñoom ñëpp dañ doon adhéré quoi si thème. Au fait loolu je pense que du secret quoi loolu vécu la vécu ak secret je pense que ça fait deux parce que man dama am lu ma gëm quoi parce que ñun bi ñu demee ba benn instant dañu amoon benn opposition tuuti ci par rapport ak rap américain ak par rapport ak rap on s'est dit que ne puisque nous vivons au Sénégal et que boo demee ci njaago am na rap nga dem ci chinois bi muy rap nga dem ci arabe bi mu am façon rap ku nekk am culture léegi on s'est dit que ne ak waa noonu noonu pourquoi ñun mënuñu créer ñun suñu propre rap Sénégal nga xam ni fait société comme rap révolution up to population la ñu def c'est la voix de la jeunesse ak yu bari rap da koy gindi di ko wane te ñun dañoo am ay propre réalité yoo xam ne lañ ñuy dund mooy biir kër yi li xew ci dëkk bi pourquoi mënuñu vulgariser loolu moom moo indi thème yooyu c'est des thèmes sociaux yoo xam ne nga koy développer ma koy dund Samba di ko dund Paate di ko dund Demb di ko dund mu di loo xam ne fii la yam fii ci Sénégal ni nga koy dund ci yeneen réew sax mais boo xoolee ba xool ñoo gën a xaw a jege thèmes yooyu daf ñu jege trop moo tax ma koy génnee su ma ko génnee à chaque fois bu ma ko génnee rek mu nekk ay tube parce que c'est des thèmes recherchés mbind mi tamit dama ci doon ut taar
parce que yàlla dafa def man ma jàng wolof ci bind jàng wolof ci kàllaama. voilà grand Bill dégg nañ la mais bu ma la déggee bu baax dafay mel ne si ñaari vocal yi nga def dafay mel ne pour nga def rap il faut nga am vécu loolu mooy feeñ ci texte yi nga xamante ne ni artiste bi da koy def parce que nit ki su fekkee ne amul vécu certainement pour mu wax lu diis pour mu wax loo xamante ne dina mën a séduire ci profondeur dafa mel ne day am blocage. c'est pas trop évident. mën rap nga créer ses propre style créer sa propre feeling ou bien nga inventer say feeling rapologie. Bon est-ce que ñun dañu am ay groupe yi ñu xamoon quoi groupe yooyu muy Public Enemy l'ennemi public number one amoon ay Flavor Flav am ay Chick D ñoom ñu doon nettali seen vécu live ni ñuy dundee ci hood bi ni ñuy dundee dans les ghettos gars yi di leen indil ay problème ni ñuy wane seen colin di wane ne ñoom dañoo mer wàccee tubéy bi sol ay yére yi nganda war na ñoom ils sont toujours prêts pour se battre ils sont en guerre parce que waroo sol lu serré rap ñoom noonu lañ ko gisee woon Tupac ñëw indi moom tam style am parce que moom tam dafa am fu mu jaar na ci bu yaayam dañ ko tëj bi biir kaso mu judd fa xam nga génn yaa ngi dégg yaayam nekk Black Panthers muy xool ci doxalinu yaayam ni muy dundee ñu dund Eminem boo xam ne moom dafa dund ak papam ñu ëmbal ko ba pare papam da daan yaayam di ko dóor every time chaque jour yaayam day nekk ak keneen su yeewoo ne yaayam cagala affaire yu demee noonu ñuy xool quoi parce que man dama lay wax rek ci temps ba nga xam ne loolu suñu génération la te loolu la ñu fekkee ñun par rapport ak comme da ngay copier parce que rap buñ ne taasu la ci Sénégal kooku dañ koy bàyyi ak ñoom maam mais buñ ne copier moom mooy style bi rime embrassé yi rime croisé yi loolu lu ñu jàng école la loo xam ne lu ñu adapté la par rapport ak américain bi da ko wane ci musique français bi di ko wane ay rime la rime yooyu nag ñoom ñoo ko njëkk a feeñal. waaw grand li nag benn question la boo xamante ne ni ñun depuis aussi ñu yàgg la suivre ñu yàgg la déglu ñun ñëpp daf ñu yàgg a poser problème muy Bill ak Jaxu Bill Jaxu lañ en tout cas analyser naa tour bi mais Bill en général bon c'est un peu étranger Jaxu certainement bon c'est un peu sénégalais maintenant combinaison boobu boo ko defee Bill Jaxu yow tey jii boo ko doon utal définition wala nga koy utal explication tey lan nga ñu mën a wax ci sa signification loolu tour la simple wala acronyme boo créé wala nan la fa demee quoi lan mooy. Bill bi c'est tout naturel comme man dama doon def bitigu mbagg man dama daan jaay ay mantelaton daan jaay ay puso après àdduna di dox ma tàmbale di jaay ay yére ndeela maanaam nekk marché du port ma nekkee marché du port di jaay dafa amoon tout le temps dañ daan jékki-jékki bateau day wàcc bu bateau wàccee da daan am ay américains yu daan ñëw bu américains yi ñëwee nag gars yi dañuy wër ci marché bi ne woo leen Bill Clinton moo mën a jaay ñii moom moo mën a jaay américains yi léegi bu ñu ma wooyee nag man damay mën a làkkante ak ñoom anglais parce que man au moins man sama papa ci li mu doon yëngu ci wàllum jamaa la daan yëngu ci wàllu or la daan yëngu da daan voyager un peu partout ci dëkk yi man def naa Nigéria presque ay 5 ans 6 ans affaire yooyu jàng naa anglais bu baax ba pare dem naa Sierra Leone yaa ngi dégg dem naa dëkk anglophone yu bëri dem naa Angleterre yaa ngi dégg yooyu daf ma daan permettre may mën a di làkk anglais yaa ngi dégg même su fekkee du anglais bu 100% académique mais au moins dinaa ci wax sama solo te mën naa ko bind xam naa li may bind lan la. grand fii dama lay songaat ak beneen question boo xam ne dafa yitteel booy yi muy tey jii bu fekkoon ne benn xale ci nouvelle génération bi dafa ñëw ne la grand bi man dama bëggoon dugg ci rap dama bëggoon nekk rappeur tey jii yow yan conseil primaire nga koy njëkk a jox quoi lan ak lan la war a am pour war a mën a nekk rappeur bu séduire un grand public parce que ñu bëree bëri tey jii dañoo ne rappeur la mais dañu am ay éléments de base yoo xam ne daf leen di manqué
mais yow tey jii en tant que ancien en tant que doyen si biir game bi tey soo doon conseiller benn boy boo xam ne dafa ñëw seet si la pour bëgg a def rap lan mooy élément de base yi quoi les règles premières yu mu war a xam pour war a mun a nekk un bon rappeur. Pour nga doon un vrai rappeur il faut nga am lu ñuy naan concept fond ak forme da ngay nit ki benn nit ku dëggu ñaar il faut que nga am enseignement général bu mat sëkk ci sa biir bopp maanaam il faut nga yeewu boo yeewuwul mënu nekk rappeur tamit quand tu n'as pas la langue am kàllaama bu wér xam nga wax léeg-léeg mu dof nopp yi koy déglu wér nga di nit koo xam ne nit ku toog nga ci xel kooku moo mën a nekk rappeur et que je conseille képp ku bëgg a def rap man moomuma rap Samba moomul rap Paate moomul rap musique urbaine la boo xam ni comme ni salsa duggee Sénégal blues dugg yeneen dugg noonu la dugg noonu la rap di duggee fii ci biir Sénégal képp ka nga xam ne da nga gëm ne da nga koy def ñaar yi boo ci bëggee siiw ñaar yi fait des thèmes sociaux. Grand Bill Diakhou yéen seen jamono vous étiez toujours présent ci game bi dañ leen doon gis dañ leen doon dégg muy ci concerts yi ak ci télé yi mais dañuy gis ne par exemple différence su Sénégal ak nga dem France wala États-Unis mooy pratiquement yéen ñi nga xamante ne yéen ñëpp vous avez pris de l'âge dafa mel ne accompagné wu leen boy yi ñu ci bëree bëri dañoo reculer mel na ñu rocc seen loxo ci rap bi. Bon man na xaw ma ñeneen ñi quoi mais man sama bopp laay wax parce que man moom franchement j'ai aidé pas mal ay junni rappeur dimbali naa leen benn ci sama studio benn ci façon binding boo xoolee rappeur yu bëri bokkut ci ñi ma jàppale yu siiw tey xool ko ci Canabasse nga dem xool ko ci néew bi nga xool ko ci kii mu tudd Rakopi par flow bi bon bari na mënuma lim ñëpp parce que bu ma limee ñëpp damay jumb fii Dakar comme région ci région bi am na groupe yu bëri yoo xam ne dama leen dimbali ci biir Dakar am na groupe yu bëri yoo xam ne dama leen dimbali ndax ubbi naa sama studio jël naa sama alal def ci ñoom autoproduction yoo xam ni musuma ci feeñ duma taxaw mukk ba ne def naa lii ce que je fais maa ngi koy def ubbi industrie musicale boo xam ne mu ngi tudd Story Blues communication ñi ci nekk dama leen former fayal leen ñu dem jàngi ji ñii ñu ngi jàng vidéo ñii jàng studio mu ji ay junni booy yoo xam ne dimbali naa leen tey te ñoom ñëpp ñu ngi may gërëm ci foofu ma jaar ak ñoom côté DJing jàppale naa ay DJ yu bëri jëndal leen platine di organiser festival bu tudd Kaay ñu rap international bi Parcelles Assainies mais dafa am benn moment boo xam ne il faut mu dee parce que li koy rey moom mooy état bi ça leur arrange pas côté boobu il faut que vous compreniez ils ont essayé de détruire le rap. dama lay rafraîchir la mémoire wax la benn affaire boo xam ne du anecdote mais réalité bu am la dañu waa Awadi dafa organiser benn festival bu tudd benn festival rap stade Demba Diop bu mag ay américains ñëw fa bi ñu ñëwee foofu ci concert bi seetaan groupe yëpp ma joué ñu woo ma ba ma ñëw ñu laaj ma sama adresse laaj ma sama lépp ne ma dañu bëgg a liggéey ak yow biñ ne ma dama bëgg a liggéey ak yow ma ne leen amul problème ñu yónni benn waay bu tudd c'est pas grave le nom ma liggéey ak ñoom ñu signé contrat ñu avance ma xaalis ne ma dañu bëggoon liggéey bu wér rap Sénégal bi dafa intéressant xam nga lu tax ñu jël ma dama joué benn sound bu tudd hôpital boo xam ni sound bi ay bombalon lañ ko defee def ci kora def ci balafon loolu intéressé leen ñu boole mag Baba Maal ma commencé di liggéey signé ak ñoom mu ngi tudd Universal Music Production bu New Jersey liggéey ak ñoom liggéey bu nice def album bu nice jox leen ko
mais dama la bëgg a xamal ne seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel am ñu jaar ci suuf yàq lépp par rapport ak manager bi ak yeneen ak ñeneen mais bon je pense que c'est de l'expérience vécue ci àdduna la bokk parce que des fois nit day gas mu am ñeneen ñuy suul mais y a fouille sinon c'est l'homme qui a peur mais y a rien gis nga bés bu ñu defee mise à jour suñu musique africaine bi ñoom ils étaient partis voir les Nigériens génne Flavor bi ñu génnee waaju tudd Flavor waa ji cartonné dans le monde entier ça a été une réussite totale te loolu fii la waroon njëkkee ñooñu ma doon xeex di def seeni façon pourtant ñoom xajoon nañ ci biir sunu rakk yii ñëw tey ci hip hop bi xajoon nañ ci biir donc hip hop bi da doon génn niveau national dem niveau international grâce à Bill Diaw su fekkoon yàlla namm na loolu da doon am waaye comme Sénégal lañ dëkk ñun xam nañ ñun ñëpp dëkk ñun ñëpp xamante nañ kenn bëggul kenn dem mais nañ delloowaat suñu buum ca mboy mboy ba def musique pour Sénégal musique sénégalais bi ça peut s'exporter bu ñu xeeb sabar yi bu ñu xeeb cung yi buñ ko xeeb bàyyi tukki naa xam naa li tax ma wax lool. voilà grand 98 bi Rapadio ñëwee loolu ñu nekk na loo xam ne dañ koy fàttaliku parce que yéen avant loolu fekk na leen yéen a ngi woon ci game bi loolu dañ koy comparer ak situation bi am actuellement loolu dinañ ci ñëw ak yow parce que c'est un doyen qui nous parle aujourd'hui mais ñëw Rapadio jamono boobu dafa mel ne créé woon na leen yéen ñii kenn ku nekk ci li nga doon def dafa mel ne créé woon na fi problème après dem nañ ba beneen jamono après Pinal Gang ñëw bi Pinal Gang ñëwee aussi doon nañ clash ba am na ci ay sound yu ñu defoon ak Daddy Bib Son sax indexé woon nañ la ci naan tëni jaa ngi nii tey ñu toj sa gàllaaj mu mel ne seen jamono aussi amoon na clashante mais clashante bi dafa mel ne ci yéen ko doon gën a mën a teg ci code que nii mais clashante bi lu mu doon bëri daawuñu dégg Bill Diakhou mu clash kenn moom ay thème rek moom moo ko ñoroon lan moo taxoon yow clashante bi daan nga dégg sa wàll mais doo def jamais réplique wala yow peut-être fayonte xaxaloo xiiroo ŋaayoo bi daf la ñorul woon trop bon comme nu ma lay expliquer que ne ñun dafa am benn concept bu ñu amoon moom mooy nañ essayer defar rab yi àdduna bi quoi parce que musique boo gis rek am na musique contraire am na hood am na ñoo xam dañuy nekk ci biir di chahuter di def mais Bib Son lu mu daan def daf may tegal ne ma booy déglu lii laa lay wax ma ne ko ay ca y a pas de souci xam nga Pinal Gang boobu ngay wax noonu samay rakk lañ billaahi sama kër la ñu doon fanaan guddi ak bëccëg ñoo daan ne every time mais loolu du dara quoi pour man tamit aussi ki la jiitu tamit bu la neexee nga xool nu muy doxee dégg nga wax ji loolu la quoi ki boo ko jiitoo tamit moom mooy gis sa doxin en fait en grosso modo man booy li ma leen di conseillé mooy nañ arrêté clashante bi nañ def musique sociale nañ yee askan bi ci benn fànn parce que y a des choses qui se passent au Sénégal et que le satanisme quand il rentre satanisme buy dugg ci biir dëkk li muy njëkk wax moom mooy ay ca leen génne leen saaga leen bu ñu saagaa suñuy rakk yi dégg ko commencé léegi banaliser saaga nekkatul dara bu boobaa te ñun dafa am ñu yare ñun dañu ndëñ jàngal ñu alxuraan dem leen julli waxtu dem leen ngeen def lii baaxul bu leen ko non parce que xam li tax ma lay wax loolu parce que boo demee comme tey nga dem États-Unis ngay jouer li nga xam ne Jay-Z moom lay jouer yaa ngi dégg da nga koy jouer d'accord mais da ngay gis ñoo xam ne ñu ngi ci biti ci mbedd bi la ñuy nekk di wër di rap teg seeni son ñoo dàq rap ci àdduna te amuñu maison de disque mais yow mi nga xam ni loolu mënta ne mënoo dem ba am fa maison de disque c'est dafa am ñoo xam ne c'est pas possible yu nga nit lu ko jaaxal moo koy intéressé lu ko jaaxalul intéressé wu ko imaginer rek nga dugg biir Europe sol sa costume sol sa kii jaaxalu leen parce que foofu la fekk baax foofu lañ ko créé mais imaginer nga ñëw foofu sol sa benn jàmput
wàccee say kii sol say padam njaxin taxaw dañuy naan kii africain la li nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën caa ñaaw ba pare li ma la mën a xamal mooy ànd boo wàccee sa ànd boo yéeg fekk fa borom d'autant plus que dañoo wala sànni pour jam boo sànnee ca jamoo daa fekk diiroo bu ñu taxawee diir que ni ñun lii mooy suñu culture ñëpp dañ koy consommer léegi mais xoolal léegi mbalax bi gars yi di def nii ni ko gars yi bëggee dañ ci boole marimba africaniser ko tuuti mais boobu mu ngi dem man tout récemment j'étais en voyage mais génn naa dem soirée ànd ak ay sénégalais ñu dem benn soirée dem kii mais soirée bi yëpp moom lañ teg mooy rab yi gars yi def fii def ci tuuti marimba affaire yu demee noonu ay abiba ay kii yooyu la ñuy déglu ah ñu ngi commencé di comprendre quoi que ni ñun dañu am façon parce que tubaab moo la dàq compter tubaab 2 lay compter ba muy compter 4 ah léegi boo ko bëggee jaaxal kon yemal ci 3. léegi grand suñ demee ba pratiquement rab bi jël beneen tournure luñ daawul dégg aussi ñu di ko dégg sànq yaa ngi koy juñu muy saagante ay ndey donc loolu day laaj aussi ñu wax ci parce que actuellement Dip moo fi nekk One Lyrical moo fi nekk Omzo Dollar moo fi nekk Ngaaka moo fi nekk ñoom Karbala booyooyu ñoo fi nekk mais gis nañ ne seulement am na relève c'est vrai parce que mouvement bi bougé na mu ngi yëngatu mais ci bougé boobu dafa mel ne am na leneen lu ci rax loo xam ne daawuñu ko gis est-ce que du yoon tey yéen ñi nga xamante ne ni vous êtes l'ancienne génération yéenay les gardiens du temple ngeen jël seeni téléphone bu ko jaree sax woo booy yi wax ak ñoom mais dafa mel ne situation bi ni muy évoluer nii à part déggati mi ñu dégg mu def sound di wax ak ñoom dégguñu Bil Jaxu dégguñu Matar la Kagulaar non moom wax na Matar wax na dégguñu Daddy Bibson dégguñu kenn ñi nga xamante ne ni vous êtes les piliers et les pionniers du rap loolu noonu est-ce que du benn genre seetaan quoi. waaw Grand Bill am na sound boo defoon mu réussiroon trop aussi mu nekkoon sound Miras te nga defoon ko ak Pa Ndiouga Dieng yàlla na ko yàlla yërëm sound bu amoon succès sax sénégalais yëpp adhéré si woon man jàpp naa ne sax peut-être maama noonu amoon na succès mais dafa mel ne Miras si sound boobu moom moo la gën a lancé quoi ba nga gën a mën a ancré aussi si bopp société sénégalaise. maintenant ñun li ñu lay laaj mooy sound boobu da nga toog jël sa temps di analyser di dem ci ay événements di ko gis wala loo xamante ne nii dafa la dikk naturellement rek nga raconté ko. non pas du tout man loolu sama émission temps yëpp ci télé dama koy wax dama leen expliquer que vous cessez les insultes parce que bu leen jàngal suñu doom yi saaga bu leen jàngal suñu rakk yi saaga bu leen jàngal nature bi saaga man dama leen koy wax tout le temps. loolu du tey man combat boobu dafa yàgg def na ay at ci man ku saaga dama leen naan la bàyyi saaga bi bul jàngal suñu doom yi saaga dañoo bëgg suñu doom yi nekk ay homme de modèle waaw parce que le satanisme buy dugg cim réew déggoo ma ne la wax bu dofee na ko nopp yi di déglu wér le satanisme buy dugg ci biir réew dafa am ci ay buntu yu muy jaaree pour yàq moomu réew déggoo loolu sound ni ma dikkee bon comme li ma la wax rek ne la bu fekkee rappeur nga il faut nga am esprit bu ouvert il faut sa xel yaatu il faut nga xam ni li nga soxla mu ngi nii jàkkaarloog yow soriwul mu ngi sa wet li nga war a wax mu ngi sa wet soriwul loolu la rek c'est juste loolu la rek dafa mel ni œuvre d'art benn waaye créé benn tableau def ci ay camlangal yoo xam ni dalay neex mais yow est-ce que boo ko essayé woon def dina mel noonu wala du genre ay affaires yi yëg-yëg la musique yàlla day ànd ak yow léegi-léegi mu ne xaaral ma defaale ci sama promo ci waa ji li muy wax moo tax ma ne la nit mën naa def musique gu seytaane siiw am alal waaye nit mën naa def musique bu yàlla bëgg siiw am alal affaire yi dafa digg doomuwul àdduna moo digg doomuwul yaa ngi dégg donc li may lay wax rek que ne la musique yoon la pour leeral musique yoon la pour lëndëmal c'est à toi de choisir diggante dund ak dee dafa gàtt te ku dee ak sa bàmmeel la nga waxoon démb ëllëg di nga ko wax ndax donte ñun gëm nañ alxuraan dafa nañu kat ëllëg lépp loolu mës a def dinañ ko teg wasaare ko
donc yal nañu yàlla boole ci ñiy way wayu dëgg ah di way lu ñu sentir mu yee askan bi donte déglootuñu waaraatekat yi rappeurs yi nañ waaraate nañ dugg ci fee société yi nañ wax ñii nga xam dañuy tëddee seen doom nañ wax nii nga xam dañuy dóor seen jabar ba mu dee nañ wax ci maire yi nga xam ne dañuy jël alal di ànd ak ay gune yu ndaw nañ wax ci góor jigéen ñi nañ wax ci formation yi nga xam ne moom moo lëmbe réew mi ah koñ boo dugg côté boo dugg ñu ngi fa def benn signe maçonnique ah nañ ci wax parce que ñun ñoo moom ñu sommes la jeunesse ñun ñoo moom suñu réew bu ñu nangu yenn yi fii maam Bou Kounta Ndiassane maam Baye Laye Cheikh Ahmad Foutiyou Tall Serigne Touba ah maam Baye Laye ñun loolu la ñu xam nañu taataan loolu am na benn waaye bu doon wax nañ jàngale mbindum Cheikh Ahmadou Bamba ci école léegi nga xool beneen tournure lay àdduna di jël dañuy am ndam parce que mbind bi dëgg la calcul yi exana philosophie bi baax na science bi tamit toog na te lépp la mën a génnee ana chinois dafa jàng anglais chinois dafa chinois lépp ci chinois la koy bind nañ def loolu ñu xool. waaw Grand Bill comme émission bi 1 heure de temps lañ amoon avant tout dama lay remercier ba pare après wax la ne la ñun ba léegi dañoo soxla seen xam-xam ak seen xel ak seen présence toujours ci game bi quoi léegi yow tey gars yi nga xam ne ñoom ñëpp ñuy connecté di la déglu tey lan ngay tàggatoo ak ñoom. bon ñu fanaan ak jàmm quoi gars yi ñi doon déglu ñuy bokkoon ci question yi ñi doon lépp daal double daal en tout cas lii am na solo quoi parce que lii mu ngi yee et puis mu ngi xamal ñu bari ñu xamul woon c'est important di ñaanal gars yi man nag benn ñaan rek laa am di ko ñaanal gars yi yal na leen yàlla may wér gu yaram fan gudd ndax ci la lépp xaj yàlla defal leen jàmm yeesal xel yi leeral mbir yi képp jóg di uti li ngay wut yàlla na ko yàlla may jërëjëf gars yi waaye peace and love